téléspectateurs de Light TV gannaaw bañ leen nuyoo ba noppi ñu ngi leen di jox seen i wàccuwaay bu baax a baax comme ni ngeen ko gisee tout à l'heure ah artiste bi ñu àndal mu nekk ndaanaan boo xam ne dafa jóge fu sori doomu Sénégal la mu génnoon dem fi nga xamante moom mooy Mauritanie def foofu ay exploits yu extraordinaire ñu koy waxtaanee fu ne nekkatul koo xamante ne dañ koy présenté fenn ci àdduna tey dafa dellu si waat biir Sénégal andil ñu savoir faire am andil ñu ay ambition andil ñu aussi tamit ay mbir yu doy waar yoo xamante ne dañ ko war a découvrir ci li nga xam ne moom moo nekk art bi nga xam ne moom lay def xam naa nag yaa xam te ngeen xam ban art lay def waaye tout à l'heure di ngeen ko gis en image di ngeen ko gis ci démonstration. wàllu nga ko bëgg a liggéey mais ki ko doon liggéey ko daf ko comprendre naan du ko xool. yaa ngi dégg gis nga ni mu tâche par rapport ak léegi man su ma koy liggéey ngay ji ñu nekk. d'accord Ismaïla yaa ngi wax léegi lan nga doon expliquer ci porte bi est-ce que mën nga cee dellu si waat tuuti. bon parce que porte bi. dama ñëw fekk ñi liggéey ko. mais dañ ko vernis bi couleur bu tache. léegi nag ma bëgg ko rendre comme porte bu bees. mel ni bois rouge. bon donc aspect boobu moom lay jéem a def nii. te moom laay jéem a kii nga xool aussi dégg nga après c'est li may def. d'accord d'accord yàkkamti naa nga pare alors pour ma xool li ngay wax. ok. moom ma jox ko couche bi deuxième couche bi généralement mooy andi lan. c'est-à-dire bois. gis nga bois rouge boo ko xoolee. dafay am lu jaune. am lu rouge. am lu noir. bant bi noonu la bindoo. d'accord léegi nag su fekkee da ngay def faux bois. il faut nga imiter couleur yi nga xam ni moom moo nekk ci bois bi nga bëgg. d'accord par exemple comme bois bii ngay gis nii. bois sapin la. waaw da ngay imiter couleur sapin. liggéey ko kii bois rouge la. da ngay imiter couleur yi nekk ci bois rouge. tu vois léegi gis nga yaa ngi gis tache yu ñuul yi. yaa ngi gis lu rouge bi yaa ngi gis lu jaune te léppay dugalante yaa ngi dégg te daf lay jox très bois. mais xaaral ma avancé. xam nga man la moom ma ci jaaxal. dafa mel ni da nga nekk di yàq waaye li ngay gën a yàq muy gën a rafet. waaw mën moo demee noonu. c'est que mën di hésiter. waaw foo fekk nit kuy liggéey di yox-yoxe. parce que li ñuy def da koo mën. dëgg la man li may def sama xel moo koy gis du sumay bët a koy gis. dëgg la moo tax li may liggéey lu ma gëm la li ma mën mënantuma ko donc su ma koy liggéey man damay foofu. ah en tout cas rafet na ko noppi ay ca kon ñu xool ñu continuer liggéey bi. pour mu door la jox li nga soxla ci bois. ok après naa la woon bi nga xam ni pare na bu ma verni ko. waaw nu muy mel. d'accord. mu ngeen da nga koo tent verni ko. d'accord yaa ngi bon ba tey doo comprendre que peinture marron la
doo comprendre ndax faux bois la. d'accord moo préféré nga def nii. léegi pour waaw mu nuru bant. waaw bii moom niru na bant. waaw bon léegi su paree ba nga finir ko vernis ko dina gën a nuru bant. d'accord waaw ci lay gën a nuru bant. d'accord bon soo paree da ngay finir cadre yëpp da ngay génne. waaw yëpp dafay nuroo day mel ni ba porte la boo xam ne porte bees boo ñëw nga monté ko. d'accord donte lu buntu màgget mën nañ ko liggéey boo xam ne yaakaar bu bees la. d'accord bon donc loolu. d'accord prendre deuxième couche. d'accord pour mu gën a briller. xool ko par rapport ak bay mën a bay nga jëloon sànq. xam nga li leen wutale mooy vernis. waaw yaa ngi parce que kii léegi dañ ko vernis dafay jox aspect bois mu mel ni bant sax. menuisier yi ñu may déglu. bant menuisier bu ko jëndee raboté ko dafay laaj pour ñu poncer ko. finir ko vernis ko n'est-ce pas. bon ñu man tamit peinture bi may def. su ma ko liggéey ba pare dafay laaj mu poncer ko vernis ko. d'accord su ma ko vernis rek ci la may door a jox li ma bëgg. d'accord yaa ngi bon faux bois nag lii bëri nañ ñu koy liggéey du man rek man may liggéey faux bois. bon saa yooyu dox di ngay gis ku nekk ak variété faux bois bon mais faux bois ci aspect bii man même fi ma jógee képp koo gis ñu koy liggéey bon ci man la ko jële wala nga jëlee ko ci ki ko jëlee ci man. bon bëri na nag ku nekk ak sa style faux bois man artiste peintre la. bon donc ku nekk ak sa style mu ngi mel tey peintre plasticien ni mu bëree ku nekk ak sa style. ku nekk sa loxo fu mu jaar ku gis ku la xamee dafay xam ne kii diw la. yaa ngi dégg man tamit noonu laa mel ci aspect imitation man lu ma neex mun naa imiter. mun naa imiter bois mun naa imiter tapis mun naa imiter lu nekk mun naa imiter carreau mun naa imiter lépp lu ma neex ci imitation mun naa ko def su ma koy def tamit am benn hésitation parce que du ma hésiter ci mélange de couleur du ma hésiter lépp ci sama xel la nekk ak sama xol. waaw bon man su ma gis gi sax bëréew yow gis nga su may xool téléphone yooyu damay yor ay verre. mais su may liggéey soxla mu verre. soxla mu verre parce que sama xol ma koy gis. donc waaw vraiment yàlla may na ma ko. ci télé laay wax man awma patron ci métier bi may def. ci télé laay wax ñëpp képp ku ma gis su fekkee ne xamal na ma patron rek na ma ko wax. man kenn jàngal ma liggéey. personne. yaa ngi dégg liggéey man soudeur laa la. dama xëy un jour. métier bi mënatuma ci dem. d'accord bon ma xalaat xawma lan laa war a def bon sama papa peintre la mais peintre bâtiment la. waaw bon li ma daan jël tuuti ci paa bi parfois léegi bi may nekk tout le temps di am na paa bi dem sant muy tey sama loxo. bon automatiquement sama xel ci peinture rek la mën a dem ci li nga xam ne war naa ko mën a def après soudeur boo xam ne def naa ci ñaar fukki at. bon bi ma ci duggee nag yàlla dimbali na ma ci ma nga xam ne su ma jàkkaarloo miir lu ma ci bëgg a def dama ko ci def. noonu facile miir bi su ma ko xoolee lu ma neex mën naa ko ci def. waaw xam nga la bëgg a xam. waaw peinture naka nga koy mélanger ba mu jox la ban. inspiration bon xanaa boobu am na ku la ko wax. peinture. pour ma mélanger ko mu mel ni bant. mus naa gis benn waay bu ñuy wax Abdou Karim Touré. bon ci campement bu doon liggéey ca Mauritanie boobu man soudeur la moom moo fa nekkoon peintre. bon mais buy liggéey da daan tëju. guddi la daan liggéey la plupart sax bon bu liggéeyee dafay affaire yi xaw mel ni bois rouge. ñun suñu xëyee dafa ñuy yëm kii nan lay liggéeyee lii. bon yaa ngi dégg man bi ma bàyyee nag soudure bon préféré def peinture à peinture bon te xawma ci lan laa war a jàpp ci loolu laa def li ma njëkk a tombé ci moom mooy faux bois. bon moom la essayé ma def ci loo xam ni ki ma daan gis liggéeyam moom bi mu ma gisee dafa jàpp sax fan laa xamee nii. yaa ngi parce que ni mu koy liggéeyee moom ak man ni ma koy liggéey bu benn. mais jiimu la dara waxuloon booy rek mën a am expérience. non moom ci boppam après bi ñu gisantee. ma wan ko samay photo jamono jooju dama daan def ni su ma liggéey ba pare comme booba ay téléphone yi am caméra am wala gi demee noonu damay wut benn photographe mu ñëw mu fotal ma liggéey su ma fotalee liggéey ba pare ma jël ko def ko sama album denc ko bon su ko defee léegi fépp fu ma dem client bu ma am dama lay won photo yi su la intéressé ma liggéey la benn jour may dox ci mbedd mi gis ko ma ne ko grand yow soxla woon naa la parce que léegi peinture lay def te peinture ma def yow yaa ma si jiitu soxla naa nag seen ndimbal. soxla naa nga jàngal ma. parce que man apprenti laa rek tout le temps maa ngi ciy door di dugg. donc soxla naa nag sa xam-xam ci liggéey bon mais bi ñu ñëwee gis li may liggéey mu gis samay photo daf ko dépassé moom. parce que man fi ma ko fekk dafa engagé woon benn liggéey boobu nag dafa bëggoon pour léegi mu décharger ma ko sax ci moment boobu mais tubaab bi bu mu xoolee samay photo ak liggéey mu gisoon ci moom tubaab bi dafa doon sa liggéey mu ne moom li may def moom loolu la. yaa ngi bon donc loolu moo tax ma ne la man jànguma ko. maanaam même ci ki ma ko gis moom sax bokkuñu aspect bokkuñu historique am naa sax jël naa ci rek tuuti ci moom parce que def na ma gis xëy na bu musuloon gis dama mus a am idée boo xam ne dinaa mën a def loo xam ne man tamit man ci sama côté lay féete quoi. bon donc de toute façon ci moom laa ko njëkk a gis mais bi may liggéey nag sama liggéey moom dafa am chance. d'accord bon léegi nag des na waaw des na nag chaque fois boo yàggee ci liggéey. sa xam-xam day yokk. waaw parce que man def naa fukki at ak juróom-ñett ci liggéey bi.
bon ku def fukki at ak juróom-ñeent ci liggéey imitation. di def peinture ba ñëpp ràññee na ci dëkk bi ngay dund. man Mauritanie képp koo ne Ismaïla xam na ma. bitig buy jaay matériel décoration boo dund nga ne Ismaïla xam na ma. tey man bi may commencé def décoration ci Mauritanie boobu xaw ma woon sax ndax marocain day def décoration wala leneen dañuy def décoration léegi tey nag adduna bi nag mu ngi avancé ba nga xam ne képp ku gis peinture décorative da ngay wax marocain mais yàlla li mu may ñeneen may nekk ñeneen li mu mën a may der bu xees mën na koo may der bu ñuul man li may def c'est naturel ci man lay jógee gisewuma ko ci keneen te marocain lu ñuy liggéey su ma ñëwee même su ma ko fekkee woon dinaa ko liggéey mel noonu wala mu raw kon nii ma leen woon nii ci biir mun ngaa ñëw nga xool. ok waaw paillette la tudd. paillette. kii xobu peinture la. brillant yi ay brillant la yoo xam dañ ko ciy def mais paillette naturellement amul brillant. mais du daanu lii du daanu. non mënul daanu. c'est fini c'est fixe mënul daanu parce que paillette. dañ koy liggéey. waaw ci en base de machine. dafa am machine bu ñu koy liggéey da nga koy liggéey ci kaw peinture à l'huile. yaa ngi dégg peinture à l'huile lu ci accroché dootul lañ. yaa ngi dégg bon des na nag am na ay finition yi ngi ciy def yoo xam ni boo xam ni même nit mën na ko njàmpee sax du daan. d'accord waaw après liggéey bi 24 heures après mun la neexee mun nga ko raxas mu. si veut dire que bi même bu fekkoon mur bi dafa tilim. même bu tilimee da nga koy raxas mu set da nga koy raxas mu set. et puis du changer moom boo xam ni man maa ko def déedéet. paillette liggéeyu arabe la. d'accord arabe yi ñoom ñoo créé paillette. parce que seen usine sax lañ koy liggéey fay. waxuma brillant yi parce que nit ñi dañuy confondre paillette ak brillant parce que fii biir Dakar fu mu gis naa fa ay nit ñi nga xam ne dañuy utiliser brillant kese ci mur. mais lan mooy différence bi. différence paillette ak brillant boo dee xool mur bi xoolal taches yu weex yi du briller. d'accord taches yu ñuul yi du briller. parce que yi ay xobu peinture la dafay ñëw ci sio naa la woon sio yi yoo xam ñu koy indi dañ koy importer. yaa ngi dégg brillant bi nag yow yaa ciy def brillant bu bëgg d'ailleurs sax brillant bu dijj bi amul fii. fii am na brillant bu sew parce que brillant bu sew bi ñeneen dañ koy jël am na ñeneen ñoo xam ne dañ koy liggéey beneen aspect aussi. yaa ngi dégg ñun dañuy profité di ko liggéey di ko boole ak di ko liggéey mais am na ay brillant yu dijj yoo xam pour paillette bu dijj la. brillant bu sew pour paillette bu sew. yaa ngi dégg bon mais paillette nag lu ñuy importer la dafay ñëw mais brillant kese boo ko jëlee nga def ko ci mbir dafay saturé. bon loolu moo tax ñu bëri xamuñu ndax lii dañ ko war a décorer kër wala dañ ko war a décorer bureau wala dañ ko war a décorer lan mais kii décoration interne même kër royaume yi ci arabe yi daf koy am. yaa ngi dégg bon donc peinture bu noble la mais nit ñi dañ koo jël saturé ko ñuy jël brillant wis ko ci mur ba nga xam ni ku xool mur bi dootuloo ko dootuloo ci mën a gis lu dul rek kii ci bitig lañ ko war a def wala feneen lañ ko war a def wala ngay man gis naa fa ay nit dañuy tàmm jël maanaam benn panneau ci kër benn kii ko parce que bëgguñu mu saturé. parce que bu saturé li leen tàmmal bu saturé dafay ñaaw ci bët. mais yow léegi jëlal di yëpp nga xool ba xam. waaw d'accord ñu gën a avancé ak. yaa ngi dégg. boo dee xool sa grain yow doo ko sax gis parce que dafa sew. waaw yaa ngi dégg mais yow boo dee xool lii brillé benn la ci biir lu weex. waaw yaa ngi dégg boo xoolee am na ay tupp yu ñëw ci biir yaa ngi gis yoo xam ne du brillé. yaa ngi dégg lii brillé benn la mooy yii ngay gis ne day brillé parce que brillant la ñu mélangé ci paillette. su fekkee ne nit ki bëggul sax brillant mën nga ko defal paillette miir bi dina rafet dina décoratif te fekk du brillé dafa am ñoo xam ne ñu ngi bëgg naturel. d'accord bon loolu moo tax ñu créé paillette su la neexee nag nga def ci brillant bu la neex nga bañ ci def brillant. yaa ngi dégg bon donc bi paillette mën na nekk naturel sans brillant comme mën na nekk avec brillant. parce que am na ñoo xam ne bëgguñu lu xum bëgguñu lu brillé. waaw est-ce que paillette bii aussi tamit même brillant yi tamit du dañ comme bële. non du dañ lii yëpp kii dafa am benn col bi ñu ciy def. col XL nga. kooku boo paree dañ ko ciy diw boo ko ci diwee bu leen su wooyee bu la neex nga raxas ko. du dee yaa ngi bon col bi c'est fait uniquement pour di sécuriser peinture. gis nga col boobu boo ko jëloon tey nga def ko ci peinture à eau boo xam ne bu taw bi tooy mu ruus dootul ruusal. yaa ngi parce que col boobu moom moo koy téye mooy protéger peinture. peinture boo gisee qualité yi di gën a lante mooy peinture boo xam ne colam dafa bëri ak boo xam ne colam bëriwul. moo tax ñuy gën a lante mais ñun suñu liggéeyee ba pare dañ koy protéger ba nga xam ni bu nit ñi dafay xaalisam ci dara dafa war a yàgg ci moom. parce que kii tey su ma ko liggéeyee ba pare xanaa da ngay dem ba jëmm jamono bëggatuloo ko daal nga changé. waaye du doon loo xam ne parce que ruus na wala parce que yàqu na parce que mel ni leen. yaa ngi dégg bon li may def nag ci décoration xëy na lii lenn la ci moom. mais li may def ci décoration man mun ma ko xajul ci benn kër. parce que li ma yor ci ay modèle décoration ëpp na 200 et quelques modèles yoo xam ne bu ci nekk bokk ak moroom. bon donc loolu yàlla may na ma ko ni ma bëgg a defee peinture naa ko def tey soo ma fekkoon may liggéey nga bëggoon ba léegi bu naa ko defee ne loo xam ne yow doo ko. dëgg la yaa ngi dégg parce que li may def dafa naturel ci man. yaa ngi dafa naturel suma inspiration yëpp bâtiment
daawoon naa dessiné bu njëkk daawoon naa def ay tableau d'art daawoon naa def danaa sculpté danaa def mais yooyu yëpp fi mu toll nii lii moo ko nangu parce que vraiment suma cofeel daal ci lii la féete. yow yaay artiste dëggantaan. man dama daan jouer guitare. dama daan woy. damay dessiner. damay sculpter. bon yooyu yëpp moo ma jox facilitation tey boo gisee may imiter bant. du ma ci am problème dem ci gaaw parce que dafa nekk sama biir bopp. parce que xam nga looy yox di calculer kii fii laa ko war a teg kii fa dafay fekk nga ci mu doon loo xam ne maîtriser loo. mais loo maîtriser boo koy liggéey doo calculer. dëgg la. doo calculer xam nga yow booy dox doo nekk di calculer fii laa war a teg sama tànk fii laa teg sama tànk. man su may liggéey noonu lay demee parce que du ma calculer parce que li may def avant ma koy song fekk daan naa ko ba pare xam naa ni mu war a mel. ah mbirum daanaka en tout cas xam naa ci dara parce que bii moom moo nekk ñetteeli façon bi nga xam ne war nga ñu ko. gannaaw ba ñu wane bi am. dina am nag yu bëri nag. yoo xam ni xëy na ci image dañ koy gis parce que fi ma koy liggéey mënuma ànd ak nit dem di ko fa di ko liggéey. di ko fa wane wala boog fi ma koy liggéey sore na fi parce que man Mauritanie laa jógee. bon foofu laay dund mais samay waajur nag ñu ngi fi samay mag ak samay rek ñëpp tout sama famille yëpp ñu ngi fi. bon donc man fële laa féetee foofu laa doon liggéey li gën a ëpp ci sama liggéey Mauritanie laa ko liggéey. bon am na ay image yu bëri yoo xam ni ay photo ak yi demee noonu yoo xam ne ci ay liggéey yoo xam ne liggéeyoon naa ko ba pare mais lu tax ma indi leen fi xam nga photo ak loo xam ne da nga gis jaxaram du benn. tey da ngay am client wan ko sa appareil photo wan ko say photo mais client du mun a lire photo yi. du mun a xam du ko coller importance sax parce que dafay jàpp ni rek lii bon xëy na du loo xam ne daal tombé nag góom quoi yaa ngi dégg mais tey bu ñëwoon gis ko jaxaran ci miir bi daf koy intéressé. parce que ni nga koy gisee ci miir bi ak ni nga koy gisee ni nga koy lire ci téléphone. du benn. Ismaïla bëgguma la sax image yooyu sax suñu réalisateur Alioune Diop. tout à l'heure xam naa dinañu ko jox tuuti ndax ñu gisaale image yi. incha allah waaw en tout cas fii rafetagum na trop. waaw rafet na macha allah. dañuy duggaat ci beneen pièce voilà. ok yaa ngi na trop. waaw kii moom faux bois sapin. waaw ci couloir bi. waaw ci couloir bi xam nga sapin. menuisier yi ngay dégg xam nañ lan mooy sapin. parce que bois am na rouge am na samba am na paquet. am na sapin am na yeneen xeet yoo xam ne sax man xaw ma seen tur. d'accord mais bois bu ñu ci mënta doon. boobu mun naa ko indi. d'accord bon couloir bi dafa tuuti. yaatuwul. bon peinture nag fépp foo xam ne dafa sew. boo koy liggéey couleur bu leer na ci war a def pour mu mën a yaatu. d'accord boo xam ne dafa lëndëm soo buggee mu yem ci say bët couleur bu lëndëm nga koy ba dafa yaatu couleur bu lëndëm nga koy liggéey pour mu mën a synchro yaa ngi dégg fii nag dama ñëwoon fekk couloir bi ñu liggéeyoon ko peinture bu beige bon comme da nga ko bëgg a décorer il faut nga décorer sapin parce que moom moo gën a leer ci bois yi bon donc sapin bois la boo xam boo dee xool mooy bois bu gën a noble ci bois bu set quoi maanaam bu weex yaa ngi dégg gënul ci bant yëpp mais bant bu gën a lix la daal ci bois yi lix yi daal yaa ngi dégg bon donc moom toujours dama koy utiliser ci espace yi tuuti espace yoo xam ne yaatuwul kii nag li ma koy liggéeyee en base de peinture ordinaire laa koy liggéey ok Ismaïla waaw mu mel ni couloir bi tamit yàgg na trop waaw kii moom faux bois sapin waaw ci couloir bi waaw ci couloir bi xam nga sapin menuisier yi ngay dégg xam nañ lan mooy sapin parce que bois am na rouge am na samba am na paquet am na sapin am na yeneen xeet yoo xam ne sax man xaw ma seen tur mais bois bu ñu ci mënta doon boobu mun naa ko indi d'accord bon couloir bi dafa tuuti yaatuwul bon peinture nag fépp foo xam ne dafa sew boo koy liggéey couleur bu leer na ci war a def pour mu mën a yaatu d'accord boo xam ne dafa lëndëm soo buggee mu yem ci say bët couleur bu lëndëm nga koy ba dafa yaatu couleur bu lëndëm nga koy liggéey pour mu mën a synchro yaa ngi dégg fii nag dama ñëwoon fekk couloir bi ñu liggéeyoon ko peinture bu beige bon comme da nga ko bëgg a décorer il faut nga décorer sapin parce que moom moo gën a leer ci bois yi bon donc sapin bois la boo xam boo dee xool mooy bois bu gën a noble ci bois bu set quoi maanaam bu weex yaa ngi dégg gënul ci bant yëpp mais bant bu gën a lix la daal ci bois yi lix yi daal yaa ngi dégg bon donc moom toujours dama koy utiliser ci espace yi tuuti espace yoo xam ne yaatuwul kii nag li ma koy liggéeyee en base de peinture ordinaire laa koy liggéey aspect bi pinceau yi ma koy liggéeyee moom moo koy def trait yi yaa ngi dégg mais composition bi peinture à eau la d'accord peinture à eau ci kaw peinture à huile moom lay composé génne ci lii yaa ngi dégg bon donc saa yi ma bëggoon su ma namoon tamit def beneen façon bois dafa am composition bi mais bii moom
composition peinture à eau la. D'accord. mun naa def tamit composition comme fracture su ma ngi liggéey mun naa ko liggéey peinture à l'huile. mais bii peinture à eau laa koy liggéey. bon beneen tamit mun naa ko liggéey nen. bu ñu eggoon ci mun naa expliquer nu ma koy liggéey. incha allah bon donc léegi kii faux bois sapin. waaw faux bois sapin la. damay jéem a imiter bois pour mu xaw a nuru bois ko. parce que en Europe naay gis ay nit naa xool mosuma fa dem mais naay gis ci ay film quand même. ñii taf ay papier peint ci mur. bon ba dafay nuru bois wala dafay nuru moquette wala dafay muy leen man loolu moo ma jox inspiration du ma taf papier ci mur peinture laa koy liggéey mu nuru loolu ñuy taf ñoom te dootul décorer. parce que ñoom li ñuy def day décorer mais man li may def décorer. da ngaa roy dàq. voilà loolu la quoi man loolu moo ma jaaxal ndax dafa xaw a niroog brique. faux brique la. ocre laa koy liggéeyee. waaw. ocre nag benn poudre la boo xam ne nit ñi dañ koy utiliser ak tyrolienne. maanaam suuf pour wis miir. changer couleur am que ce soit mu jaune wala mu rouge. bon mais man dama koy utiliser ci samay peinture parce que d'ailleurs ocre dafa yomb benn. ñaar dafa am li ma ciy def pour mu fixer xam nga ocre boo ko diwee ci miir bu woowee boo laalee ni day dañ te xoolal man kii du dañ. waaw lan nga ci diw lan nga waaw ci parce diw que dafa am col bu muy àndal. li ma ciy def mooy col bi ma la doon expliquer sànq ne même boo ko diwoon ci kaw peinture bu baaxul. waaw daf koy jàpp man boobu laay utiliser pour mu mën a téye ocre bi. waaw ma ne col googu mbaa buñ ko diwee ñit sa du ko jàpp ndax col gi moom fi ñu koy diw bëri na de. col daal am na doole moom. col bu am doole. d'accord bon donc bu jógee ci loolu. kii dama koy door a tàmbale démb pareegut. amagul finition. bon su ma ko finiree ba pare. leneen ngay gis lu dul lii. parce que dina d'accord dàq fi. yaa ngi dégg mais dama ko door tàmbali gis nga dama ko door tracé kéegu ma ko dindee ku ma tâche yi vernis wu ma ko def ma ci li nga xam ne daal moom mooy finition bi daal yaa ngi dégg. waaw yaa ngi dégg mais kii dafa bokk ci xeet yu may imiter rek. bëri na nag ay nit yu koy def ku nekk ak façon bu muy def. yaa ngi dégg mais dafa bokk ci li ma sentir ma koy def surtout. bon parce que couloir bi nii dama gis ni fee dañ fa def ay carreaux bon donc côté bii fii mu vide et puis ëtt kër la. ëtt kër bu weexee dafay gaaw a tilim. waaw kër surtout kër gu am ay xale. bon donc su ma jàpp ni su ma ko décorer ak aspect bi ma koy defee nii d'ailleurs pas seulement que dina décorer kër gi. mais tamit dina inviter saleté parce que bu tilimee mën nga ko raxas. ok yaa ngi ne te du à l'huile su doon à l'huile tam boo ko defee ci biti ak naaj ba brise bi da koy décoller. yaa ngi dégg lii nag du décoller parce que du à l'huile. ocre la col bi moo ko téye mu ngi mel tey nga am peinture à eau boo xam ni bu original nga xam ne dañ koy liggéey pour biti. yaa ngi dégg du dañ. bon kii tamit noonu la mel du dañ. yaa ngi dégg bon léegi loolu moo taxoon man ma def ko ci. yaa ngi dégg. Ismaïla sa liggéey mu mel ni yow da ngay prévoir li nga xamante ni moom mooy ñëw dans le temps sooy liggéey da ngay suuraale waale lu bari ndax gis naa ni calcul yi bari na ci trop. waaw parce que boo bëggee def loo xam ne nit ñi dañ koy apprécier da ngay def lu baax. lu baax nag mooy loo xam ni rafet te yàgg. loo xam ni doo ko defal nit ki tey bu suba bu yàqu. yaa ngi dégg bon su may liggéey damay sóor temps bi. ak durée bi parce que man damay am envie tout le temps kër bu ma liggéey lu bu yàggee yàgg ma jaaraat fa. yaa ngi dégg jaaraat fa pour lan la pour xool suma garantie liggéey. yaa ngi dégg pour xool suma garantie liggéey durée bu muy def. yaa ngi dégg bon tout le temps damay xalaat ci lan mooy yokk durée boobu. dama ci xalaat. léegi généralement durée bi combien de temps lay durer généralement. bon man kii durée mu ngi dépendre ci ni ko nit ñi di yoree. kii mun na dem fii mun na def 5 ans 6 ans 7 ans du am benn problème. d'accord yaa ngi dégg parce que problème mais nag xam nga kii mii rek la boo jëlee weñ nga xoos ko dafay dañ. waaw yaa ngi dégg boo jëlee lu dëgër nga xoos ko. boo ko agressé waaw boo ko agressé da yàqu. mais fii ak da ngay day tilim rek nga fomp ko. kooku wax dëgg yàlla moom. mënuma la déterminer sax diire bu mu mën a def. war na gën a mën a sa gën a yàgg sa li nga xam ne moom mooy 5 ans bi nga wax. day yàgg lool day yàgg lool su ko toppatoo boobu day yàgg lool. waaw day yàgg lool vraiment. et puis day taaral kër daal. waaw. en tout cas rafet na trop. léegi Ismaïla la ñuy def moom mooy dañuy yegg ci biir ñu xaw a yaatal waxtaan bi tuuti. waaw ndax nga gën ñoo duggal ci yenn détails yi ci yow. ok comme waxtaan nañ ci liggéey ba pare. waaw kay ñu yegg ci biir. ok jaajëf. Ismaïla may xool ci kaw mel ni damay seen ay tâches moo bëggoon xam-xam ci décoration bi la bokk noonu lañ koy bàyyee wala dañ koy dindi ba mu gën a rafet. non tâches yi xëy da nga ñëw fekk ba li may liggéey dafa pareegul boo tax. mais gis nga tâches yi ngay gis na ci kaw. waaw. warul nekk parce que plafond dara war ko def. d'accord. dañ ko war a tracer pour limiter tout le temps ba nga xam ni faux bois bi dafay jotewul dara plafond. d'accord mais nag dafa fekk bi ngeen di ñëw fii. démonstration yi mbokk yi balaa maa def dara mooy dama koy bàyyi mu nuyoo Ismaïla asalaamaaleykum. bon maa ngi nuyu téléspectateur kii Light TV. bon ma leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam. man nag Ismaïla laa tudd. sant Seydi Dobassi. bon man artiste peintre la.
bon boo déggee ma ne artiste peintre la parce que li may def ci art peinture dafa xaw a bëri. d'accord bon maa ngi tàmbalee peinture ci dessin. dama daan def art plastique. waaw muy benn dama daan def sculpture. bon donc ci loolu ci li ma mujjee def mooy décoration bâtiment. d'accord bon donc décoration bâtiment nag bi ma koy def jànguma ko. bon gisuma ko fenn nit foo xam ne rek war naa fa mën a jëlee dara. man benn nit laa mosoon gis muy imiter bois rouge te bu ko daan def sax dafa daan nëbbatu. bon ci kooku xëy na laa xelmati sax décoration ci peinture parce que bëgg gis moom mosuma woon gis décoration peinture ko. bon yàlla def nag bi ma bàyyee métier bi ma doon def bu njëkk. léegi jublu. ban métier la man soudeur laa woon. def naa ñaar fukki at soudeur métallique. d'accord bon peinture sama métier papa la. sama papa peintre bâtiment la. bon loolu moo waraloon sax ñi jëlee woon ko fii yóbbu ko Mauritanie depuis des années 64. yaa ngi dégg bon chef chantier peintre la foon. bon yàlla def ñun ñu màggee Mauritanie. yaa ngi dégg yaroo foofu xam foofu fa la ñu féetee nationalité mauritanienne la ñu yor daanaka. bon donc parce que fa nga màgg xamoo feneen foofu rek nga xam. bon bi ñuy ñibbisee ñoom bi ñuy ñibbisi fii en 89 mu ànd ak samay frères yi ñu ñibbisi fii mais man nag xam nga nit dëkk boobu miin. daanaka foofu ngay mën a dund parce que foofu laa am ay copains d'enfance foofu laa am ay am di jàmm foofu laa am lépp bon ma delluwaat gànnaar bon bi ma fa demee nag li ma fay liggéey ñafe naa liggéey ci biir peinture ba ñëpp ràññee ma ci. parce que man bi ma delloo gànnaar dama fekk ay peintre kenn valoriser leen da ngay gis peintre il fallait que moom mu sol tenue peinture kon ni ma tilimee nii pour nit ñi xam ni peintre la. bon man bi ma ñëwee dama imposer benn style boo xam ni peintre yi duñ ko def. damay sol suma costume dóor cravate yor sama sac diplomate dugal ci sumay photo yoo xam ni fépp fu ma liggéey dama koy photo ñu dóoral ma ko ci yaa ngi dégg ma dugal ci téye suma sac diplomate man koñ bi ma dëkkoon dëkk naa fa juróom-ñaari at kenn xamul lu may liggéey. di wane waat rek ni peinture métier bu noble. waaw parce que dafa war a dañ ko war a gérer dañ ko war a respecter. parce que pas question ngay gis peintre ak tilimaayam yore bant di wër ci mbedd mi ak ay rouleau nga xeeb ko. peinture métier bu noble c'est de l'art. kër bu amulee peinture du rafet. mu ngi mel ni nit bu solul yére. est-ce que dégg bon donc mu ngi dépendre nag ci yére bu ngay sol yére dafa am jasner am bazin am leneen ak leneen ak leneen am ay wax ak am yu kenn. bon peinture tamit noonu ëppalante valeur. adduna bu njëkk peinture lacho la woon. mu dem ci jóge ci lacho dem ci ay enduit peinture à eau ak peinture à huile tey nag adduna bi dafay développer nag ba indi décoration bâtiment. comme bii waaw comme yii ngay gis ne waaw décoration bâtiment. bon décoration bâtiment nag doomu aadama moom moo ko xalaat. xalaat yi nag mën nañu wute. arab yi ñoom ñoo fi imposer décoration bâtiment mais man tey damay dem ak sama xel. tey damay xool dara ma imiter ko yàlla dimbali ma réussir. d'accord yaa ngi dégg bon donc ci loolu laa doon def ba nit ñi ràññee ma Nouakchott man sax pour ma gëm ni sax man je suis un artiste nit ñi ñoo ko doon wax ba ma ko tuddee ak sama bopp. parce que man dama daan liggéeyal ay nit. mus naa liggéey ci benn boîte de nuit bu mag. ñooñu ay métis tubaab ñoom ñoo ko moom ca Mauritanie quoi. bon bi ma fa liggéeyee ba ci ngoon si gars yi ñëw di seetaan si woo ay gars yi nekkoon sax ambassade de France ñi ñëw di seetaan si liggéey bi ñu ñëwee suñu làmbee mbir naan vraiment celui-là c'est un artiste quoi. oh non c'est un artiste bon man foofu laa jëlee turu artiste. nit ñi ñoo ma ko doon wax. ba man ma koy wuyoo. nekkul maanaam yow loo xamante ne yow yaa ko bëgg a bàkkay sa man xaw moon sax ndax peintre artiste lañ koy wax man artiste dama yaakaaroon sax woykat ak tëggkat guitare mooy artiste. man nit ñi ñoo ma doon waxee ni kii c'est un artiste. ba man ma koy wuyoo ku ma laaj lan mooy sa métier ma ne je suis un artiste peintre. d'accord yaa ngi dégg bon donc loolu jëlewuma ko woon ci moment boobu comme loo xam ne dama bëgg tur artiste bu bokk wala leneen nit ñi ñoo ma ko tuddee. yaa ngi dégg ci aspect li ma doon ak imitation yi ma doon def bon daf leen daa impressionné ba nga xam ne ñoom ñi may woowee tur boobu yaa ngi dégg. Ismaïla ñu gis ni naam ba nga commencé uyoo turu artiste boobu noonu nga jóge fi nga xam ne moom mooy Mauritanie nga def ay exploit yu extraordinaire yaa ngi koy jóge illustré léegi nii nga ñëw Sénégal. lan moo la jaral loolu. su ma ñëw Sénégal bon nekkuloon ni man rek man maa jóg pour ñëw Sénégal. man dama nekkoon Mauritanie di liggéey. ñëpp ràññee ma ci peinture. nekkatu moon koo xam ne dañ ma fay présenté. ak peintre boo mënta doon ak foo mënta jóge awma lu may xof ci yow. parce que li may def gëm naa ko te xam naa fu ma dajeek yow di nga xam ne daje nga ak ndaanan yaa ngi dégg. bon yàlla def nag am benn kilifa bon du ma tudd turam ci télé ci télévision yaa ngi dégg. du ma tudd turam. parce que xaw ma ndax moom bëgg na mu tudd turam ci demee noonu ak noonu. benn kilifa bu ma jëlee Mauritanie. kilifa bu siiw la sax fii jëlee ma Mauritanie indi ma fi. bi ma fi indee daf ma indi pour peinture décoration yi may def li ma booleeg moom it. moo di moom dafa am nit bu ma booleeg moom Mauritanie dafa ñëw Mauritanie jënd fa kër. yaa ngi dégg jënd fa kër
am koo xam ni dafa ñëwoon di am ay affaires yu muy traité ak moom bon kooku présenté que ni moom peintre la yaa ngi dégg wan koy ay catalogue mu impressionné comme mu ngi door jënd kër gi bëgg koo peinture te kooku sénégalais la bon ci la waxtaan ak kooku jox ko liggéey peinture bi mais waa ji da koo mujjee trahir parce que mujjul liggéey pas seulement yow liggéey mais dafa yóbbu xaalisam bon léegi bi mu dellusee ak mer boobu am benn waay bu nekk léegi naa la booleeg meilleur peintre fii ci biir Nouakchott fii koo xam ni du xaalis mooy tax nga jot ci moom du loolu kese mais dama lay boole moom en tant que xam naa ko kii la bëggoon peinturel fii ak naqar bi mu la teg yëpp bu la kooku peinturel di nga fàtte loolu yaa ngi dégg bon mu nekk rek mu ne waa ji na ma indi ma benn ngoon la ñu ñëw gisante ma ak moom ñuy waxtaan ba ñu déggoo ci prix mu ne ma nag sa liggéey nag wax dëgg yàlla bu jaaree yoon kon ni ko waa ji waxee naa la yóbbu Sénégal bon ma liggéeyal ko liggéey bi fukki fan ak ñaar laa ko liggéey la woon boo xam ni ak ñaar liggéey la woon 12 jours liggéey la woon boo xam ni dafa laajoon ñi liggéey ko ci weer mais man dama ko liggéey ci fukki fan ak ñaar lu tax ma liggéey ko fukki fan ak ñaar bugguma moom mu ñibbi te fekk gisul li may liggéey damay obligé dama am groupe boo xam ni dañuy liggéey bëccëg am groupe boo xam ni dañuy liggéey guddi man guddi laa daan liggéey kilifa gi nag ci liggéey bi may liggéey moo ko intéressé ak xër bi ma ci am gis na ni may liggéey guddeeg bëccëg ci 12 jours ma pare liggéey vraiment affaire daf ko neexoon ba moom li ñu waxante woon sax daf ci teg leneen bi may fay ci la ma wax ni dinaa la yóbbu Sénégal wanaguma sax li ma war a liggéey Sénégal mais dafa jënd matériel Mauritanie yóbbante ko ngir xam am na yaakaar ne rek pour man ma xam ne rek moom caaxaanul quoi dafa ma yóbbu Sénégal bon bi mu tegalee à peu près 2 ou 3 semaines ci la ma woo mu yónneel ma sama déplacement ma ñëw fi Dakar fi bon bi ma fi ñëwee nag liggéeyal ko këram bi ma ko liggéey képp ku fa dugg macha allah la koy wax. liggéey bi jaar tax delluwaatoo Mauritanie nga. waaw léegi ñaar bi ma liggéeyee këram ba pare. dafa am yeneen i kilifa tamit yi fi nekk. ñoo xam ne tamit comme même chose rek du ma tudd seen tur. mais képp ku ma xam ak ñoom xam nga ni man jaar naa seen i kër. liggéeyal naa leen. bi ma leen liggéeyal ma gis ne liggéey bii may def nii bon liggéey bu raar la Sénégal te gis naa jumaa yu mag yi fi nekk yëpp jumaa yi nga xam ne comme ay jumaa Touba ak yi demee noonu. yaa ngi dégg jumaa yi bëri nii déplacé ay arab ca Maroc ñu ñëw fii di ko fi liggéey yaa ngi dégg bon man ñooñu lu ñuy liggéey moom laay liggéey. yaa ngi dégg ñooñu sax am na leneen li may liggéey xam ñoom duñ ko liggéey parce que ñoom li ñuy liggéey mën naa koo liggéey. dinaay liggéey leneen lu dul liggéey ñoom. yaa ngi dégg bon ma gis ne xam-xam bii ma yor man ak nu mu munte mel bant du yàgg ci ndox mu ba soppeeku jën. yaa ngi dégg ak nu mu munte mel man damay sentir que d'une part sénégalais la. yaa ngi dégg bon donc am fi waajur am fi mag am fi lépp am fi cosaanoo fi def fi lépp bon jéggaani bi sa aventure moo yóbboon sama papa ñun ñu dem màggee ci beneen côté. yaa ngi dégg bon donc métier bi ma yor te mu doon loo xam ni su ma waa réew dañ koy soxla donc il fallait que man ma dellu si jéem fi man sama intention sax moo nekkoon ubbi woon fi benn école boo xam ne damay jàngal képp koo xam ne intéressé wuñu ci art décoratif bâtiment mu ñëw jàng fi métier ba nga xam ne moom au lieu que ñuy jéggaane ci biir dinañ am ñoo xam ne lu ñu soxla ñu defal ñu ko fii. bon maa ngi dox loolu parce que xam nga tamit gan laa ci dëkk bi rek. lu tax ma ne gan laa fi dëkk bi sama xam-xam bëriwu fi. bon su ma jëmu kaaw bëriwul parce que fépp ma dem foog ñu yóbbu ma. parce que musuma fi dund bu yàgg boo xam ne di war a tax ba xam dëkk bi yëpp. bon donc léegi nag lépp looy wut te fekk yow yàgguloo fi dafay day yéex. bon su ngay jaar ak li ngay def pour nit ñi xam la day jël temps. bon souffrance la ci man dafa metti na lool parce que dama bàyyi njaboot gannaaw. ñëw fii toog fii nii rek yaa ngi dégg jàpp ma ci dara dafa metti mais nag ku bëgg dara il faut nga nangoo sonn. il faut nga nangoo toog ba ñëpp xam ni yaa ngi fii sa bërëb a ngi fii actuellement nii samp entreprise boobu laa bëgg mais comme que li may dox pareegut pour le moment damay liggéey ak sama entreprise grand frère. parce que kooku ci bâtiment lay yëngu moom it. bon donc dama wéeru ci kooku pour mën di fi engagé ay liggéey. bon su ma demee nag ba mu wóor ma ni liggéey yi may engagé élèves yi may yor dinañ am fu ñuy pratiquer. bon donc bu boobaa nag damay ubbi école bi parce que day mënoo ubbi école rek di wan nit ci benn plate benn 1 mètre carré kooku du tax nit moo ko liggéeyam. il faut que mu am foo xam ni dafay def ay pratique. mooy prestation waaw bon donc de toute la façon loolu moo ma manqué gum parce que il faut que d'abord connaissance bi nit ñi xam la il faut que nit ñi xam li ngay def. ban sama liggéey normalement ci cadre hôtel yi la hôtel yi appartement yi restaurant yi fast food yi ak salon de coiffure man décorateur la endroit public. bon dellu nekk nag décorateur bâtiment ci liggéey bi nga xam ni liggéey boo xam ni ku ko am ci sa salle wala nga am ko ci sa couloir vraiment dafay changer sa kër. yaa ngi dégg parce que yii ngeen gis nii du yii rek laay liggéey nee naa la li may liggéey xajul ci benn kër. am na yoo xam ne vraiment nit mënu ko gis bañ ko.
mënul nekk mënoo koo gis di ko bañ parce que mënoo bëgg peinture simple nga gis lu ko gën ba pare di ko bañ. waaw bon donc de toute la façon nit ñi bañ koo gis mooy tax duñ la xam waaye suñ ko gisoon ñi xam la moo leen di gënal leneen li ñu daan def yaa ngi dégg. bon léegi nag temps bi ma nekk fii yëpp pour loolu la dama fi nekk pour dox loo xam ni futur la comme li ma la wax du ubbi fi école boo xam ni même su ma fi nekkulee ëllëg am ñoo xam ñiy doon sama xam-xam. parce que tey su ma féetee fële ba yàlla jël ma fa maanaam su may doomu réew duñu bénéficié wu dara ci man. bon donc tey nag dama bëgg a dellu si fii li ma xam ma partagé ko ak ñi nga xam ne ay tout tànk lañu. parce que tey maa ngi commencé jëm mag. ku dem ba am 47 ans moom jëm na mag yaa ngi dégg moom am na fu may toll doot ma ko mën a defati il faut que ma am relève relève bi nag mooy doomu Sénégal. dëgg la li may liggéey saa yu ma toogee gis sénégalais di ko liggéey dina ma neex lool. yaa ngi dégg bon nag sénégalais boobu nag pour mu mun koo liggéey mooy ma ànd ak moom ba moom mu jël li nekk si man. yaa ngi dégg léegi naka laa ko mën a amee mooy ma am endroit boo xam ne ñi daan mu fa fekk si. yaa ngi dégg nag loolu nag ci loolu laay xar sama tànk tubéy ci loolu laa nekk. d'accord mbokk yi ma leen di fàttali ba léegi ñu ngi waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy Ismaïla mu nekk artiste peintre boo xamante ne dafa jógee Mauritanie ñëw fii Sénégal Ismaïla sànq ma gis ni aussi tamit ni li ñu jotoon a visité loo rafet na trop ñu gis Ismaïla heure boobu mi démonstré wu mu ngi ñàkk tooy xep liggéey bi dafa laaj effort physique bu métti boobu. waaw soo laajee sax ñi nekk ci kër gi fii. dinañ la ko wax man sama sœur may liggéeyal nii. parce que fii ma ne nii sama kër goro la. maanaam jëkkëram kii sëy fii sama sœur la. d'accord bon fii dafay def ba ne ma yow grand toogal noppalu sax tuuti. ma ne ko man mënu ma noppalu. du càgg ne rek li may liggéey sa kër moo tax may def lii de parce que liggéey bi moo may commandé. benn liggéey boo ko engagé da ngay xam ne kii li nga war a def la nga jóge fi. liggéey bi nag dafa laaj dafa am liggéey bi nag ak lu mu laaj comme lii ngay gis nii. liggéey la boo xam ne su ma ko commencé woon ci angle bële mënu ma taxaw lu dul ma sës si angle bële. d'accord parce que su ma taxawee xam nga léegi fu mu toll yow xamoo fan laa commencé ak fan laa taxaw. waaw xaw ma ko de. waaw parce que ci tooyaay bi laa koy liggéey mënu maa taxaw lu dul ma sës. te li nga xam ne damay yëg di wàcc. waaw parce que su ma tàmbalee su ma defoon léegi man damay jël par 50. yaa ngi dégg maanaam bi may jógee fii laa yemoon. bon bi may yem fii su ma liggéeyee fii balaa may toxu fii su diggante bi woowee rek su ma tàmbalee fii dafay am benn trait boo xam dafay wane kii fii la commencé fii la yem. d'accord yaa ngi dégg bon donc rapidité bi mooy tax yow dootuloo mën a gisati fan laa commencé woon ak fan laa yem. il faut que mu tooy ba sës. bon donc la kooku dafa laaj liggéey bu physique. da ngay jóg ak da ngay yëg ak wàcc di yëg ak wàcc kooku am na âge boo xam ne su ma ko amee dootuma ko mën a defati. bon donc parce que kooku liggéey moom. physique moom ndaw ko moom quoi. bon donc léegi nag ci moment bii nii moom moo tax may wut koo xam ni ku may doonu ëllëg. yaa ngi dégg parce que xam naa li may liggéey su ma jëlee âge dootuma ko mënati parce que léegi dafa physique. dafa technique dafa physique. xam nga sa yow li ngay inspiré lu mu doon mooy la Olof Njaay doon wax rek balaa maa xalaat sama réew lu ma njëriñ damay xalaat man lan laa mën a njëriñ sama réew mu mel ni inspiration boobu noonu moom nga ne di demee waaye soxla nga aussi tamit état bi moom mu teg loxo par rapport ak li nga ne di liggéey. xam nga fii fu mu toll ni ku jóg rek dafay wax état bi. bon dafay mel ni xëy na yow da nga dawee fi nga ne. ñibbisi fii pour uniquement pour état bi teg loxo ci yow. bon man dama bëgg a dem ak samay moyens. yaa ngi dégg dama bëgg a dem ak samay moyens. ak sama xam-xam su état bi gisee ni war nañ ci participer. pour defal avenir doomu réew mi. amul benn problème. mais li ma mën dinaa koy def ba keroog bu ma siy gis leneen lu ma ciy dimbali. yaa ngi dégg maa ngi def nag ay démarches. bëri na ay places yu ma dem mënu ma koo tudd fii. yoo xam bi ma demee bi ma leen wanee suma liggéey. ci place su état la. bi ma la wanee suma liggéey te ne ma vraiment lii c'est incroyable mosu ñoo xam ne ndax nit dina liggéeyee nii. yaa ngi dégg dina la soxla mais. dafa nekk kon li ma la wax ni pareeguma amaguma place fixe boo xam ni war naa mën a recruter ay xale yoo xam ne naa leen jàngal. parce que loolu pour ma am ko mooy il faut que ma déclencher quoi il faut que ma am ay chantier. yoo xam ñoom dina mën a def pratique. bon mais nag bañuma état dimbali ma parce que tey état bi moo tolloon endroit. yaa ngi dégg ñi jël ma sax comme professeur. dinaay joxe ay cours. yaa ngi dina ma neex loolu. ndax dina ma neex parce que xam nga jàngale tamit balaa neex nga am ay moyens saa yoo yeewoo sa kër nga am loo fa bàyyi. sa xel bu na tranquille ci li ngay def yaa ngi dégg. bon donc loolu moom état. waaw laa jaale sa si loolu yëpp. waaw xaaral. sóoraale caméra bi. waaw tànk yaa ngi tudd ay fast food ay salon. waaw xëy na ñooñu ñu ngi lay seetaan instant bii nii bëggoon jot ci yow. waaye tam ñu naan affaire yi mën naa am dafay cher. non affaire yi cherul. d'accord. parce que benn. man li may xool li nit di def ci peinture simple. boo ko doublé rek am peinture décoration. d'accord. yaa ngi ne boo ko doublé rek boo defoon sax benn ak genwaal su doon ñetti junni ngay dépensé ci peinture simple boo dépensé ñeenti junni ak juróomi téeméer di nga am décoratif. d'accord waaw après mu dàkk
mu gën a rafet. du peinture bu cher. peinture bu cherul yaa ngi dégg peinture bi cherul te. peinture bi cherul te assuré na. yaa ngi dégg te mbir mi ci waxaale la rek. dëgg la. xam nga tey ku joxoon nit chantier da ngay waxaal ak moom rek. xam nga fii bëri na ñoo xam ne su ma gisee damay laaj ndax man damay liggéey par mètre carré. bon mètre carré kooku yëfu tubaab la. tey bu ma bëggoon ne damay liggéey par mètre carré xëy na boo waxee nit nombre de mètres carrés yi nekk ci këram daf koy daal di 10. yaa ngi dégg mais nit ki da ngay waxaale ak moom rek ba nga sentir que yow lii mun nga ci jëlee dara mun nga ci liggéey te doo ci am benn problème. ak ñi ngay àndal parce que man tamit. du man kese may liggéey damay ànd ak ay ouvrier. yaa ngi dégg bon donc ñi may àndal dinañ ci mën a am dara ma dinaa ci mën a am dara rek ma def ko amul problème. Ismaïla ñëw nga yaa ngi actuellement ni biir Dakar. waaye ku la bëggoon jëlee Dakar yóbbu la ci région yi wala mu yóbbu la feneen fu dul Sénégal fu dul Mauritanie. man dem fi nekk pour fépp. mais nag li ma gënaloon mooy ma liggéey Sénégal. d'accord. parce que tey même bu ma ñibboon Mauritanie liggéey. d'accord parce que déjà du loo xam ne damay dem wonewaat sama bopp man dañ ma xam ba pare. su ma demoon tey xëy na bu ma defee une semaine 2 semaines nit ñi teg nit maa ngi fi daan ma commencé woo. bon mais li ma gënal kon ni ma la ko waxee mooy ma dellu si fii jëm fi liggéey jëm fi formé ñoo xam ne dañuy doon su ma doon ëllëg. waaw loolu la. mais nag bañu ma déplacé parce que mën nga déplacé dellu si waat. yaa ngi dégg mais nag li ma gënaloon mooy ma liggéey fi daal. d'accord waaw ñu voilà. comme ni ñu ko déggee mu ngi nekk artiste peintre mu ngi tudd Ismaïla Seydi Dobassine numéro téléphone am nekk rek ci la ngeen di gis noonu ci écritel bi boo leen ko bëggee jot da ngeen ci woote incha allah mu déplacé wu mu ñëw defar leen seen liggéey ba mu yànj Ismaïla ñuy waaj a daaneel waxtaan bi. ñu bàyyi la nga tàggatoog ñu ngi seetaan. bon maa ngi tàggatoog ñëpp ñu may seetaan. te may bëgg ñëpp nañu essayer. parce que waaye loo essayé wul doo mën a xam lu mu doon. yaa ngi dégg bul gis rek nga ne cher na du ma ko attan du ma ko mën. man heure bu ñu gisee rek bu neexee yàlla naa la defal loo xam ne dina sedd sa xol ci li nga yor kooku amul benn problème parce que damaa bëgg nit ñi xam ma dama bëgg nit ñi dund sama liggéey donc il faut que man tamit ma wàcc mën a méngoog ñoom ndax ñu mën a ànd waaw loolu la. merci beaucoup ok merci beaucoup. également à vous amis téléspectateurs de Light TV lii lañ leen andiloon tey reflet mu nekkaale beneen taar boo xamante ne ci taaru Africa aussi tamit dañ fay jëlee panance bi rek ñu jëlee ko fële duggal ko ci fii nii artiste peintre la Ismaïla Seydi Dobassine asalaamaaleykum ba beneen ak beneen numéro.